moo leen di may seen émission Teuss. KFC moo leen di may seen émission Teuss. l'écran meew bi ñu gën a taamu meewu nag pire moo leen di may seen émission Teuss. assurance La Providence bi leen indil yéen chauffeurs yi produit bu bees tàq di assurance perte emploi chauffeur moo leen di may seen émission Teuss. asalaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ndaw si daal alaaji. nee nañ benn waay moo ko kidnappé. ni ko ciix jël ko dem ak moom. laaj ma ban atay. waaw. 2013 alaaji ba léegi nii laa la wax. 2013 ba tey. ana waa ji. ana waa ji. 2013 te waa ji am seex la dañ koo seexal. dañ koo seexal te am na ab jàng yoo xam ne da koy organiser at bu ne wala dafay teew fii ci Thiès waaye ni mu kidnappé ndaw si nag moo doy waar. doomu ndaw si ci boppam moom moo fi ñëw waxal boppam kon xam nga ne ndaw soosu nekkul xale. dégg nga. voilà dégg nga loolu. lu doy waar laa lay expliquer. doy waar laa lay expliquer. lu doy waar laa lay expliquer. xam naa ne moom bis bu Sénégalais yi dégloo tës bi moom ah. Chimère jox ñu doom ji. quoi. ah baax na ñu dégloo rek. sama yaay moo disparaître depuis 2013. ñu waajal tabaski. fa xëy tàgguñu mu ngi dem xëy liggéey depuis boobu ñëwaatul ba léegi. depuis 2013 ba léegi amu leen benn nouvelle am. non à part 2018 laa defoon déclaration publication si benn si réseaux sociaux yi. après par la suite si la benn femme ne ma ñoom ñaar ñoo dëkkandoo woon Mauritanie. après 2013 2014 mu toxu ne ko tàggu ko mu ngi dem Maroc boobu lañ ko ci déggante ba léegi. ok mais kooku amul leneen loo xamante ne nii wax na leen ko lu ngeen mën a sukkandiku pour xam ba xam instant bii nii mu ngi dund wala dee. kooku daf ma ne rek jëkkëram la fa àndal ma ne ko non nekkul jëkkëram bi parce que moom jëkkëram fii la ko bàyyi mosuñoo am problème mosuñoo am jotee dara dafa xëy rek dem bàyyi fi benn xale buy nàmp am na ñeenti doom ñaar ñu jigéen ñaar ñu góor ku mujjee ki da doon nàmp amagul woon sax 1 an ba mu fiy jógee. yow yaay taaw. non maay taaw bu jigéen am naa mag bu góor. d'accord mais kooku renseignement yi mu leen jox comme quoi que ne moom dafa am ku mu àndaloon yéen kon kooku da ngeen a comme du jëkkëram comme da ngeen a jàpp ne kon peut-être moom moo ko yóbbu. waaw moo ko yóbbu parce que kooku client fidèle am la woon sama yaay commerçante la. marché bees la amoon place ak parcelle case ba léegi kooku ñun xamoon nañ ko bu baax. dafa amoon sax doom bu jigéen bu mayoon sama yaay parce que nee na sama jikko yaay daf kaa neex ak yooyu noonu mu may ko pour sama yaay yaral ko xale bi mais xale bi ba mu demee am si même mois bi la sama yaay dem xale bi yàgg na fi trop fii la doon jàngee. ok moom moo ñëw récupéré xale bi mu joxoon sa yaay. waaw moom moo ko récupéré. xale boobu doomam la woon. waaw doomam la woon yaay mu ne camerounaise la bëggul xale bi yor jikko yu genre boobu noonu. yorul jikko extérieur daal étranger. ok mu ñëw récupérer xale bi une semaine lañ ci teg après sa yaay gisatu leen ko. waaw depuis boobu gisatuñ ko mu ñëw fii tàggu mu ngi dem depuis boobu léegi ñëwaatul. d'accord puisque yéen xamoon ngeen kooku noonu client am la woon te demoon ngeen ba xam ko ba mu séex ak sa yaay ay joxante ay doom est-ce que dem ngeen si moom. waa dem nañ si moom mais fekk comme ba ñu ne dañuy dem si moom fekkuñu ko foofu noonu Touba la dëkk dañuy dem foofu fekkuñu ko fa. léegi moom par la suite si femme boobu ma defoon kii bi comment dirais-je. déclaration. waaw kooku noonu ne ma après dama ko envoyé mu ne ma jëkkëram la nekkal léegi fekk man kooku sama xel kiiwul woon ci moom parce que ba mu dee teg dama dem dugg Facebook demandé ko ami mu accepté ma commencé wax ak moom mu xam ne man la mu bloqué ma waa jooju mu bloqué ma après c'est la sama xel ñaawee nag. mooy sa client yaay. waaw mu bloqué ma pour ma laaj ko parce que moom da doon nekk ak moom lu bëri ma laaj ko te ko sëriñ la aussi. sëriñ la. waaw sëriñ la.
après mu bloqué la puisque sa xaritu yaay la bu fekkee ne moog sa yaay ñu ngi doon séq ay teraanga bu déggee na sa yaay réer na normalement war na leen mënu oo wala mu ñëw nemmeeku leen yéen est-ce que def na ko. non defu ko boobu leen ko gëj a dégg moom aussi ba femme bu nekk Mauritanie ki waxoon ñoom ñaar ñoo dëkk ba kooku daal di may wax ni kooku moo nekk jëkkër après si la fekk yoroon naa ay photo ma envoyé ko photo boo xam ne waa ji la ak keneen ku mu àndal ñaar lañ ma envoyé ko ma ne ko kan la si mu wax ma waa jooju la client moom bi. ok mu ne la sëriñ bi ci boppam moom la àndal foofu noonu. waaw moom moo nekk jëkkëram foofu. d'accord léegi bi ngeen jotee am loolu noonu comme ay preuve lan ngeen def après. non man dama dem police bu nekk fee gendarmerie Rufisque foofu laa dem pour porter plainte après ñu ne ma puisque majeur gu ma du ma mën a porter plainte foofu sama papa ñëw wala moom yaayam wala papaam yooyu noonu te instant boobu ñooñu nekkuñu si woon affaire bi man kese maa si doon dox parce que ñoom dañoo jàppoon ni moom li muy def moom moo ko tey ak yooyu noonu dañu foog ni moom moo demal boppam. ok yow ana sa papa. sama papa mu ngi fii. dans tout ça moom lan moo si nekk position. moom dafa jàppoon ne rek dafa dem moom moo ko tey dafa xëy abandonné famille moom dem yoonam loolu la jàppoon. mais actuellement nii xam na ne peut-être bu fekkee ne jàpp ne ne kidnapping la normalement mu ngi ciy dox. instant bi mu ngi ciy dox bu baax lu mu si man. instant bi daal yéen a ngi nekk di ko wër. waaw sama papa mu ngi dugg fu nekk moom di ko wër. mais waa ji ngeen jàpp ne moom moo ko yóbbu woon bi ngeen demee xam ngeen këram Touba. waa ñoom man moom musuma fa dem. mais sama famille am na ñu fa dem. bi ñu demee fekk nañ fa njabootam ak yëpp. non fekk ñu fa waa ji dañoo ne comme dafay tukki daal moom du toog fii nii très rare la fii toog. day dem ay Mauritanie Maroc fu nekk daal lay dem moom. du toog fii lu bari ay màggal yooyu la fii nekk. est-ce que kon jotul bu màggal jotee ngeen dem fa ngeen gis ko moom mu wax leen peut-être xëy na dina leen wax ne peut-être fu mu nekk wala mu ngi ci lii wala mu ngi ci lële. waaw loolu de lañ bëggoon moom. loolu lañ bëggoon wax dëgg màggal gi ñëwee ñu dem foofu essayer xool ba xam. yow ñaataan nga am. man am naa 21 ans. 21 ans. depuis 2013 ba léegi gisoo sa yaay. non. sa rakk yi naka la ñuy dundee affaire boobu noonu. xale ñoom xamuñu dara kenn ki ba mu fi jóge kenn ki mu ngi am 2 ans keneen ki amagul sax 1 an. ñooñu xamuñu ko sax. xamuñu sax seen yaay. non xamuñu ko. bon yow mi nga xamante ne peut-être xëy na xam nga dara parce que yaa ngi ko doon wër affaire boobu lan la def si yow. métti rek métti na moom saa bi doo mën sax expliquer lu muy parce que dinga xam ngeen comme doom bu jigéen rek yaayam lay gën a soxla yaayam lay gën a jege nga toog dund ay ati at gisoo sa yaay xamoo mu ngi dund xamoo dee na xamoo si lu mu nekk loolu tamit neexul. waa ji dégg naa dafa maanaam moom dafay nekk ci télé yi lu ci bëri. waaw man moom musuma ko gis ci télé moom. musuma ko gis ci télé mais moom maamam la sëñ Touba seexaloon moom tamit am ay taalibeem tout loolu daal laa xam si moom. est-ce que kon bi ngeen xamee loolu kilifa yi nga xamante ne ñoo nekk ci kër gi mënuñu dem ci waajuram bu góor wala ñu dem ci waajuram bu jigéen puisque ñoom ñëpp xam nañ leen fii ci dëkk bi. ñoom nag lan mooy problème bi ñoom dañoo jàppoon ne rek comme sama yaay bi moo ko voilà. aywa Chimère indiwaatal ndaw seeg bàjjen bi. man maa doon fekkee lépp man maa xam waajeeg loolu noonu yëpp xam nga te sama yaay daf feebaroon lu yàgg léegi waa ji ñëw di ko may ay garab yooyu noonu di ko jox muy naan di jox nit ñi ñuy naan man moom daf ma doon jox pour ma takk mais daaw ma takk bu ma joxee ma takk bu demee ma teg ko fële parce que loolu moom mosu ko woon gëm jour boobu daal temps li mu xamante waa jooju laa commencé gis muy def ay takk si ay kii yooyu noonu di sangu moo tax ñoom man kese maa si doon jug man kese depuis début bi man. parce que loolu yëpp sa papa yëgu ko woon. waaw sama papa moom daaw si sax wax. parce que dafa fogoon ne rek moom moo jógal boppam demal boppam. waaw parce que waa ji comme ni nga ko expliqué kon dafa liggéey sa yaay fii ba liggéey bi ñor mu jël ko yóbbu. man loolu laa jàpp. te dama jàpp ni aussi dafa see boole waaye sama ñoom papa ak yooyu parce que ñoom waxuñu si. te da doon ñëw di jox sama papa tamit di lekk te xamul lu muy lekk lan la mais boobu may nekk xale na mu koy xoole mais xaw ma lan la. ok moom da doon indi fii ay lekk di fi indi ay gàllaaj ngeen di sangoo ak yooyu yëpp. sama kër maam waaw sama kër maam la ko doon andi.
après bon kon même bi sa yaay demee maanaam dafa téye woon ñi nga xam ne dañoo nekk si kër yi dafa téye seen gémmiñ. non moom dafa doon ñëw sama yaay dafa feebaroon ba ñu yóbbu ko kër yaayam léegi man foofu laa nekkoon ak moom waaja nag foofu la doon ñëw di ko jox ay kii garab pour muy sangu pour moom mu wér fekk ne yow nekkul loolu moo taxoon mu jóg. loolu noonu. da doon jox tamit sa papa ay garab wala lekk la ko doon jox. sama yaay la ko doon jox sama yaay def ko ci lekk mu jox ko. ok sa yaay bu ko defee ci lekk bi après yéen ñëpp yéen a ciy lekk. ñoom dañ koy lekk mais man daaw ma lekk. ok yow daawoo lekk. non. loolu moo tax yow kon sa yaay bi mu demee jour bi ci topp sax commencé woon nga ko seet. man après ba ma xàmmee mais xaw ma woon dafa dem noonu parce que loolu mosuma ko xalaat après nag dafa toog ay at yooyu noonu ma commencé xàmmee nag si laa commencé def recherche. d'accord léegi nag yow fi mu nekk nii yaa ngi def ay recherche boobaak léegi lan nga am. awma kii instant bii daal sama ñoom papa ñoo dem si ay policiers yooyu noonu gendarmerie Colobane ak ñooñu. porté plainte section de recherche waa ñooñu dem foofu noonu porté plainte ak yooyu noonu lañ def ak ki nekk Mauritanie kooku di ñu aider moom tamit information bu mu am mu ñëw wax ñu. ok kon femme bi nekk Mauritanie ba léegi yéen a ngi garder contact. waaw ba léegi ñu ngi garder contact am ba léegi chaque jour lu mu am di ñëw wax ñu. information bi mu leen mujjee jox lan la. information bu ñu mujjee jox dafa am keneen ku gis publication bi mu woo mu ne ma mu xam na sama yaay après si laa ko capturé ma envoyé ko ba xam na ko kooku tamit Mauritanie la nekk si la ma waxee ni ñoom ñaar xamante nañ yooyu noonu loolu donc la ma mujjee wax mu ne sama yaay kër kooku la nekkoon loolu la ma mujjee wax. d'accord sa yaay naka la tudd. Aminata Sow la tudd ñu koy wax Amel Sow. sa yaay naka la mel wala mënoo am image am naka la mel. maasam. parce que dafa yàgg tellement fàtte nga ko sax. waaw loolu 2013 la woon. d'accord sa kàddu gu mujj lan la. maa ngi ñaan daal ko gis wala koo xamante ne mën nañu see dimbale si wàllu mystique et tout parce que moom kooku dafa puissant ku ñu si mën a dimbale rek nga jàppante yàlla rek tax waaw ñu retrouver waa suñu yaay. d'accord merci. sama soxna rakku pap la borom këram ak sama papa ñu bokk ndey ak baay. borom këram ak sa papa ñoo bokk ndey ak baay. waaw. ok lan nga ñu mën a wax ci moom. li ma mën a wax ci moom daal ñun moom ba fi ñuy waxee ak yow li ko yóbbu moo ñu jaaxal comme moom li mu expliqué nag moom jotoon na fi am ndax yoroon na fi benn xale ne kooku moo ko jox kooku moom man benn suur gis naa ko fi waaye suur boobu dañoo ne xale bi la doon seet. après gisaatuma ko boobu laa ko mos a gis boobu laa ko mujjee gis. puisque moom instant bi nii image yu yaayam sax commencé na ko fàtte yow mi nga xamante ne nii yow magum jëmm nga tey boo ñu doon décrire moom yaayam nu mu mel lan nga ñuy wax boo ñu doon wax yaayam nu mu mel. yaayam daal melukaanam moom ñëpp a ko soppoon ndax nekkoon na jigéen ju rafet ju bëgg borom këram bëggu mbokk borom këram fonk ñëpp. képp kum xam rek boole na la ci boppam jikko ju rafet lañ ko xamee woon jikko ju baax kum gis def na la boppam moo tax ñu bari sax naan loolu moo ko réer moo ko nax ndax kum gis da ko doon jox jikko ju rafet bu mu yor mu yaakaar ne ñëpp moom lañ yor boo li ko dal ko waaw. moom wax na ko fu nekk yéen a ngi fay dugg mais mënu leen am benn nouvelle. ki ngeen jàpp. ñun moom wax dëgg yàlla bu mu demee noonu temps yu mu ko doon doog dem daal defuñu woon dara après nag dañu commencé woon def recherche ba ñu ne ñu tettal leen ñu kooku moo ko yóbbu ndax am na ñu ne gis nañu ñuy ànd lu bari kon bu dee dem na rek kooku moo ko yóbbu ba ñu commencé woon dem police ba ñu joxee numéro téléphone waa ji foofu waaye après suñ ko woowee duñ ko jot xaw ma tamit. gaa yi nuñ ko kiiwee daal dañoo jàpp ne moom moo tey rek dem après foofu lañ ko mujjee kii boobu ba léegi kenn waxaatu ci. ok waa ji fi mu nekk nii waa ji ci boppam bu ngeen ko ooyee téléphone du ngeen ko mën jot. déedéet. te bu ngeen demee fi mu dëkk tamit du ngeen ko gis. déedéet. léegi yow sa jabaru mag boobu noonu moom dafa xeesoon wala dafa ñuul wala naka la mel. waaw dafa amoon teebu lii. tee marron la yor. tee marron bu rafet sax. waaw. ok
tey bu fekkee ne man comme xawma ko may dox ba dajeeg moom si mbedd bi pour ma xàmmee ko lan nga ma mën a wax. pour lan laal mën a wax si moom. waaw pour su ma ko gisee rek ma xàmmee ko. soo ko gisee nga xàmmee ko. boo gisee jigéen joo xamante ne ju rafet bëgg boppam baax ku gis boole la ci boppam koo gis jigéen ju mel noonu rek mun ngaa jàppane moom. dafa njool wala dafa gàtt dafa am yaram wala dafa sew. dafa gàtt yaram bu yem rek. waaw amul yaram noonu dafa yem rek. d'accord sa kàddu bu mujj laal la. sama kàddu bu mujj mooy ñuy ñaan suñu boroom rek ak fu mu mën a nekk rek yàlla nañu ko yàlla andilaatal fii ci suñu loxo. waaw. parce que renseignement yi ngeen mujjee am yu ma doomam bi wax maanaam moom fu mu nekk ni Maroc la nekk. waaw kàddu yooyu daal lañ ci mujjee am moom mi moo doon recherche moom am ci loolu yépp waaw. léegi yow yaa ngi wax comme quoi que ne ñi nga xamante ne ñu ngi lay déglu bu ñu nekkee Maroc lépp luñ ci xam tamit ñu ñëw jege si leen wala ñu ñëw si Zik FM. waaw loolu dañu koy ñaan képp fu nit mën a nekk Maroc ak France ak Italie foo mu waay mën a nekk rek bu ko gisee buñ ñu ko andilee daal moo ñu gënal waaw. d'accord. kii daal agresseurs yi agressé nañ ko ba pare te agresseurs yi bàyyiwaat nañ leen ñu ñëw ca koñ ba libéré nañ leen xaw ma nag lu police di wax waa koñ ba. dañuy agressé waate de. dañuy continuer agressé waat. jox ñu waa ji ñu agressé. man sama jafe-jafe mooy ay agresseurs ñoo ma agressé ba pare ñu jàpp leen bàyyiwaat leen doon. agresseurs yi da nga leen a xam. non man ki ma jaay laa xam ndax ki ma jaay agresseurs yi. maquette leen nekk man ak moom di liggéey. il se comprendre nga. commencé ci commencement bi da nga amoon sa benn xarit booy àndal di liggéey. waaw dama am sama benn xarit boo xam ñoo nekk di liggéey maquette. léegi ma dem këram benn yoon. nag ma toog au moins demaatuma fa. léegi bu ñu dajee maquette mënu ma léegi kañ nga may seet ma ne ko léegi jouru julli dinaa la seet si. il se comprendre nga jouru julli man ma seet si ko këram parcelle unité 21. il se comprendre nekk ak moom ba ay 22h. nekk man ñi ma agressé ak moom ak ñaar ñi ma agressé ñu ngi si biir néeg bi toog. yow gisoon nga leen. waaw gisoon naa la ñu ngi si biir néeg bi toog. yéen ñëpp yéen a nekkoon ci biir néeg bi ñëpp ñoo bokkoon nekk si biir néeg bi di waxtaan. léegi bi ma leen tàggu du ñu 22h si la ma agressé yi carré. dóor ma gaañ. ñaar ñi nekkoon foofu ci biir. ñaar ñi nekkoon foofu ñoo ma def ak keneen mi 3 personnes. daal muy dóor gaañ ma ba nar maa rey bu waa koñ bi génnee ñu ne kii sàcc la. lan moo tax nga dañ la naroon rey. dañ laa jam paaka wala. paaka la naroon a génne nar maa jam. mais benn paa bu nekkoon foofu moo génn daan na yéen xam naa leen gis bu ngeen ko reyee dinaa la dénoncer pële yéen ñëpp. waa koñ bi génn ñu daan na kii sàcc la waa koñ bàyyi leen naroon maa rey benn paa moom arrange mais bu doon paa boobu damay dee. dañ laa accusé yow nga ne sàcc la. waaw dañ maa accusé man sàcc la waa koñ bi ñu génnee nar maa atte moom dañ na booy bi sàcc la. est-ce que waa koñ bi nag daal duggaat seen kër daan na nag ndegam sàcc la suñu yoon nekku si daal dem daan na benn ma dégg benn waaye daan ne nañ ko éliminer benn ndax xam nañ sinon bu ñu ko bàyyi dinañ dénoncer fi muy génn paak nar maa rey fii la benn paa ñëw na ma leen kii bi ngeen ko reyee xam naa leen yéen ñëpp naa dénoncer police léegi bu ma demee su guddi gi gendarmerie police parcelle bu ma demee su guddi gi du wax leen ko fekk commissaire bi gis na ma niñ ma àggale ak sama bët gis nga sama bët bi ni mu mel. waaw gënoon naa xonk sax dafa naroon a bii léegi hôpital bët bi daan naroon a yullee ko. hôpital laa nar dem ñu bindal ma si ay tuufaay ba ma def ko si ne gis nga ni mu dalee nii ba bu la neex sax nga photo ko. laa dóor ba xeer wala loxo la. non man kay xamul li ma dóor wa isaan noonu man dañ ma groupe noonu maa ngi doon recité di jéngoog ñoom ndax sama saag bu mag bii may bon nii lañ bëggoon a yóbbu mais saag bu ndaw bi lañ yóbbu ak sama kóol. lan moo ci nekkoon. sama saag bu ndaw bi 75 000 moo ci nekkoon ak sama kóol moo ci nekkoon si biir saag ak sama seenu xaalis ak sama montre léegi bi ñu ko jëlee ma dem si guddi gi police parcelle fekk fa commissaire bi xool ma daana ma noo amuñu oto léegi da ngay dem ba suba ak ni ma agressé noonu moom xam na nañ ma agressé mu ne ma léegi da ngay dem ba suba amuñu oto si lañ ma bindal benn papier man nar a toog foofu nar a daanu foofu ñu ne ma léegi fii mënoo fee ne il faut nga dem ba suba si laa dem ba suba ñëw ànd ak waa kii moo ñu kii policiers yi waa beer yi ànd ak ñoom ba si kër ñi ma agressé sa kër xarit bi nga demoon kër xarit bi fekk fa sama saak bi defoon sama xaalis bi ak sama kóol bi saak bi gars yi jëloon ci yow gars yi la doon agressé. gars yi ma agressé saak bi ñu jël si man. yow sax nga da nga ko fekk sa kër copain bi. sama néeg copain bi la ko policier yi fekk ak sama kóol bi si lañ ko fekk. jàpp waaj yóbbu ko. ñaari fan ñu bàyyi leen. ñoom ñett ñëpp lañ jàppoon. non kenn ki ma jaay ñi ma jaay. agressé sa xarit bi la boole ma boole ki ñoom lañ jàpp ak beneen femme ñoom ñoo lëkkaloo. ndax femme bu fa la nekkoon jour boobu ñoom ñoo lëkkaloo
doona sama gars yi agressé ma ba pare ñu jàpp leen bàyyiwaat leen man loolu mooy sama problème. ok xanaa yow léegi bi nga demee police defoon plainte. def naa plainte bàyyi ne am naa certificat médical am naa plainte lépp plainte bi boo bëggee moom rek mi ngi saag bi waaw def naa plainte def naa certificat médical def naa lépp ba pare ñu jàpp bàyyiwaat leen man laaj naa commissaire lan moo tax ñu bàyyi leen mu ngi maa wax lan moo tax ñu bàyyi leen te man mënoon naa see dee maa ngi woo Ahmed Aïdara te yàlla tax maa ngi woo Ahmed Aïdara maa ngi woo Mansour Diop maa ngi woo Mamtoulaye ñu dimbali su ngir yàlla lii damaa bëgg procureur yëg ko Macky Sall yëg ko ndax man sama tonton conseil présidentiel suñ ko la daal ñëw màggal mais ba mu ko Macky Sall falee ba léegi kenn déggatu ko suñu waa kër déggatu te moo ma tax ma woteel Macky Sall isaan boobu ba léegi déggatu maa ngi koy ñaan fekke yow yaa may dégg nga jàppale ma si lii ak jabaram ji ñu wax mu jot tak tam yóbbuwoon ko Màkka ñawal naa ko tamit ba muy nekk kasto doon naa ko ñawal dañu ma si jàppale maa ngi woo président Macky Sall maa ngi woo ki jiite police Sénégal lii ñu dimbali ma si instant nii ñi ma agressé bàyyi nañ leen te loolu métti na ma trop ba si kanam yàlla maa ngi woo Ahmed Aïdara. léegi d'accord léegi yow xaalis bi ñu jëloon ci yow. ak sa scène bi ak sa téléphone bi jotaan nga ko wala. téléphone bi jox nañ ma ko xaalis bi 45000 lañ ma si jox. te 75000 la woon 75000 la woon. ba pare bàyyi leen ñu génn. ñi ma agressé woon ba léegi jàpp ñëw leen. yow yaa ngi leen di gis. man bokkuñu kon man Medina laa dëkk. léegi sa xarit boobu nga xamante ne moom nga seeti woon tey liggéeyanteeg moom yaa ngi koy gis. instant ni police laa jógee moom nii léegi si lañ ma joxe 45000 fa laa leen bàyyi léegi ñoom bàyyi nañ leen dem nañ te man damaa xamoon ban raison lañ leen bàyyee maa ngi ñaan Ahmed Aïdara maa ngi daje woon nañ Colobane ma ñaanal ko yàlla nga jël mairie Guédiawaye te loolu laa am te yàlla incha allah yàlla ko yàlla may mu jël mairie Guédiawaye maa ngi koy ñaan mu taxawal ma si lii maa ngi woo Mansour Diop lii Sénégal man xaw ma ban Sénégal lañ ne nit nan lañ koy mën a agressé ba koy waajal rey ñu jàpp leen ba pare leen bàyyiwaat man loolu mooy sama problème fi mu toll nii te bàyyi leen ñu doxal si mbedd mi te fi mu toll nii mi ngi mën a lii dañu war a def guerre civile tey man tey mu ànd ak samay mbokk pour dem fayu léegi fa lan la mën a jur ëllëg te isaan nii man loolu dama ne woon du ma ko bàyyi nii mu sedd. yow da ngaa pare bu fekkee ne moom police tegu leen loxo pour daan leen li nga xamante ne loolu lañ la def nga dem fayul sa bopp. ànd naa samay mbokk pour dem ñu fayal koñ ba fa nekk ndax ne waa koñ ba nee na ñoom tam nee dañuy récité man tamit sama ñi may ànd ñoom nee dañuy récité lii na si procureur wax na si Macky Sall wax Marème Faye Sall ñu ngi ko si sinon dañuy fayal suñu bopp isaan ni sama bët baa ngi nii am ordonnance yu ma ko jëndee isaan dañoo sonn Macky Sall nag waxuñu woon ni ñu jeunes Colobane fee jeunes ñu ngi bëgg a dee war a liggéey duñu mën a liggéey maa ngi woo Ahmed Aïdara ñu dimbali ma si lii ngir yàlla. jàpp daal sa agresseur yi daal. ñu jàpp ñi ma agressé man loolu mooy sama lan moo tax ñu bàyyi leen ñuy génn di leen du wëral si mbedd mi man loolu mooy sama problème man. te ñoom am nañ ay preuves yu leer que ne ñoom ñoo la agressé parce que gis nañ sa matériel yi foofu. gis nañ sama matériel foofu si biir néeg bi ba pare ñi ma agressé ba pare ñu dem neexal commissaire bi ñu dem neexal commissaire bàyyi leen ñu wëndeel si mbedd bi commissaire bu Parcelles Assainies maa ngi ñaari commissaire ñoo fa ne commissaire bu ndaw bi moo leen bàyyi benn commissaire ndaw bi yëgoo si dara instant dafa mbëla fee ma yow instant bi fa nga jógee yow lan lañ la wax fa laa jóge nii 45000 lañ ma jox ba pare bàyyi leen ñu dem ñoom waxuñu ma lan moo tax ñu bàyyi leen mooy sama problème laaj nga leen laaj naa ko commissaire bi nag lan moo tax nga bàyyi leen mais waxuma dara lu leer lii procureur ñoom dañ leen waroon a déférer ba pare sama xaaj jox ma ko ba pare ñu dem tribunal mais kenn defaroon bàyyi la ñu dem lan da ngaa jàpp ne yoon deful liggéey mais yoon deful liggéeyam kay yoon bu defoon liggéeyam kon ñoom duñu nekk si mbedd mi taxawaalu xool sama bët bi nu mel grand dañ wante dëgg mais yow sa bët bi rek nga gaañu quoi mais xool sama loxo bi grand xool sama loxo bi bàyyi saa sama kii médical laa yor bàyyi médical sa loxo bi nu mel ni médical bi may nekk xale bi laa la damm isa dafa damm loxo bi dafa damoon bi nga nekk bi nekk xale tout temps gis nga nu mel dañu ma sa gaañ nii médical bi léegi yow est-ce que doo dem wut avocat mais am na lu ma jël avocat grand isa yoruma xaalis lañ ma bëgg moo ñu jàpp ñi ma agressé téye leen teg leen si yoon man loolu laa bëgg grand sama loxo baa ngi nii bàyyi isa ni bàyyi mënu ma liggéey téer laa man damay ñëw su ma mënta ñëw damay dem si di taaba si maquette di jaay samay kóol damay dimbali ngir yàlla isa ni Macky Sall bu fekkee mi ngi may dégg wala procureur mi ngi may dégg wala police nationale ki ko jiite mi ngi may dégg na ma si dimbali ngir yàlla d'accord maa ngi woo Ahmed Aïdara mu jàppale ma sa yàlla rek tax waaw grand jàppale ma sa ngir yàlla isa ni sonn naa grand d'accord merci beaucoup waaw baax na maa ngi woo ñëpp daal maa ngi woo président maa ngi woo procureur maa ngi woo ñëpp ñu jàppale ma ñu jàpp ñi ma def li ñu jàpp leen loolu daal laa ñaan lu baax
Jollof Chicken mi ngi fi di bëri succès. Oui, après Jollof Chicken Mariste, après Jollof Chicken rue Mohamed 5 pour ñu nekk centre ville ñëpp. Jollof Chicken yegsi na Mermoz soo rombee dépôt Sotrac bi toujours xoolal ci sa droite di nga gis restaurant Jollof Chicken bu rafet ñu aménagé ko ba mu mel ni France ñu aménagé ko ba mu rafet musuma gis bi aménagement. Attention, ça c'est Jollof Chicken ku koy inauguré ñu ne le vendredi 4 juin Viviane moo koy inauguré. Viviane dina fa ñëw 18h ngeen photo ak moom Viviane daal di dagg ruban bi waaye toute la journée mën ngeen a jënd seen Jollof Chicken ce sera le vendredi 4 juin waaye nag Saint-Louis waajal leen le 25 juin ñu daal di inauguré li nga xam ne moom moo di Jollof Chicken bu Saint-Louis après les Maristes rue Mohamed 5 Mermoz ce sera le vendredi 4 juin avec Viviane le 25 juin ñu daal di dem nag fi nga xam ni moom moo di Saint-Louis dama ni Jollof Chicken ak neex lii dara du ko fay. dama ne mosal seet Jollof Chicken ak croustillant neex commandel rek ñu livré la. bés bi ñuy njëkkee. lu yàggul dara. waaw exclusivité. waaw. info la de. bu yóbboo nit ñi armé wu gaaw. déglu ko bu baax. waaw. su ma gis nga numéro bi. mooy policier bi nga xam ne. moo tudd Lat Grand Ndiaye. ki ñu naan fii sa papa yi ñoo ko mbëkk. waaw te amuñu permis ak xaw ma lan ak lan ak lan ak lan ak lan ak lan. seen waa kër nag boobu ba léegi dañu ne pat. kii Cheikh Ndiaye la tudd. moo policier bi dee alaaji ñoo bokk ndey ak baay. dégg nga loolu. waaw. ndey ak baay ñoom ñaar ñoo ko bokk. dégg nga loolu. waaw. voilà léegi nag. yow ndax yi fi bougé wu. en tout cas daal. xaaral daal ñu bàyyi mu waxal boppam. ci direct bi. dégg nga loolu. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw kay grand Cheikh Ndiaye maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay bu baax. alhamdulilah waaw Cheikh Ndiaye nag yow yaa bokk ndey ak baay ak Lat Grand Ndiaye di policier bi nga xam ne dañ ne. ay gone yu yoroon benn oto nekk ay fils à papa comme ni ñu leen di wooyee. dañ leen a arrêté woon daal. xale yi forcé barrage bi ba yàlla dogal ñu dal ci kawam. ba mu mujj daal faatu. waaw bu ko defee nag ñun daal bëgg nañoo xam daal mbir mi nan la demee ak yéen seen waa kër nan ngeen ko yëgee. waaw jërëjëf Ahmed Aïdara. ni nga ko waxee daal noonu la demee c'est-à-dire Lat Grand Ndiaye ñoom dañoo monté woon. dañoo monté woon rond-point Rufisque bu ñuy wax rond-point juuti ba. bu ñu fa monté ba xaaju guddaay 2 heures du matin. ay jeunes yu jógee Thiès. yor oto boo xamante ne amul benn këyit. oto bi amul benn këyit. ñoom ci seen bopp aussi amuñu permis BMW. ñu ñëwoon Dakar dox si lu leen neex. bu ñu ñëwee Dakar dox si lu leen neex. faire la fête à Dakar bay départ. ñu ñëw ba ci rond-point juuti ba fekk fa ñoom Lat Grand ñu monté ñu yaakaar ne da leen di arrêté ndax yoruñu benn këyit oto bi yorul këyit ñoom amuñu benn permis. ñoom ñuy accéléré seen oto bi xam nga BMW dafa gaaw. léegi ñoom ñu accéléré seen oto bi perte contrôle volant oto bi fekk Lat Grand fu mu taxaw ci rond-point bi ñu bombardé ko yéeg ci kawam diri ko jàll bañ a taxaw daw. daw bu ñu dawee ba jam ñaajo seen pneu yi crevé ñu wàcc léegi daw fekk nag bu ñu mbëkkee Lat Grand diri ko yéeg ci kawam jàll après policiers yi fa nekkoon dàqee nañ leen ak ay Jakarta mais comme BMW dafa gaaw policiers yi jotul leen bu ñu demee ba jam ñaajo nag seen pneu crevé ci la ñu taxaw daw dem seen yoon waaw léegi daal policiers yi nag après dès le lendemain ci ëllëg sa mooy le jeudi 27 jàpp nañ parce que booy yi dañoo demoon seen benn grand lijjantel oto garantie permis waaw oto bi tamit dañ ko defaroon benn faux CMC maanaam un certificat de mise en circulation boo xamante ne dafa faux baaxul beneen transitaire moo leen ko defar léegi aussi grand bi nga xamante ne moo garanti woon permis pour ñu jox booy oto bi pour booy mën a luy oto bi
ci suba si ci jeudi bi 27 bi dañ leen jàpp nañ kooku jàpp transitaire bi jàpp aussi ki nga xamante ne moo garantoon permis après aussi police bu Rufisque police centrale bu Rufisque aussi jël BMW bi immobiliser ko au niveau du commissariat après nag ubbi enquête léegi bu ñu ubbee enquête police scientifique bu Thiès dem nag di wër booy parce que booy yooyu kenn jàpp leen ci guddi mercredi boobu bu ñu ubbee enquête police scientifique bi di def ay recherche ba ci jeudi bi ci guddi ñu jàpp booy yi nga xamante ni ñoom ñoo yor oto bi ils étaient au nombre de 5 waaw ci lañ leen jàpp après déféré leen bu ñu leen déféré ñun par exemple la police def ay démarches ba levée du corps Latran bi nekkoon le vendredi à l'hôpital Aristide Le Dantec léegi bu ñu indee Latran dans son village natal Ndiourbel ñu jébal ko borom le vendredi ñu nekkoon dëkk ba aussi vraiment di accueillir gan yi di nangu njaal yi vendredi samedi dimanche nous étions dans le week-end lundi suñu benn grand frère dem na commissariat de Rufisque Boucar porté plainte après ñu auditionné ko maanaam ñu déglu ko ba loolu amee le mardi ci guddi ñu woo ñu téléphone la ñu woo waaw ne ñu il se pourrait que xale yi ñu jugé leen suba loolu lañ ci am ñun il se pourrait ah bon c'est-à-dire donc recevoir ñu benn kayit wala benn convocation buy wane que ne ñun dañoo war a dem teew si par exemple au niveau du tribunal waa police justice Dakar parce que dañoo waroon a jugé flagrant délit la ñu waroon a jugé mais ñun appel la ñuy woo guddi dañuy woo téléphone guddi ne ñu il se pourrait que xale yi ñu jugé leen suba loolu lañ ci am donc di may officiel kenn waxuñu ko ne par exemple booy dañu di jugé ci la ñu daw nag gaawantu suñu benn grand sama ñaari grand yi nga xamante ne ñoo nekkoon Dakar dem ci jugement bi le mercredi affaire bi dafa am le jeudi ñu nekkoon dëkk ba vraiment di jooy Lat Grand di nangu njaal yi en moins d'une semaine ñu woo ñu ne booy dinañ jugé en flagrant délit loolu nekk loo xamante ne ñun def ñu jaaxal lool parce que dañoo gis que ne Sénégal tey gii nii am na ñoo xamante ne tey gii nii dañoo sàcc ginaar ñii sàcc ay béy ñii sàcc portable ñu jàpp leen tëj leen benn atu kaso ñaari atu kaso te kenn jugé gu leen ñi nga xamante ne par exemple ñoo jëf ñaawteef boobu fekk policier bu nekkoon ci liggéeyam ñu bombardé ko rey ko daw dem seen yoon deful sax semaine ñu gaaw leen jugé noonu loolu dina nekk loo xamante ne def ñuy jaaxal lool ñun ñi nga xamante ne ñu ñàkk Lat Grand waaw ndaxte boo seetloo li nga xamante ne moo nekk le procès verbal de la police lu ñu leen chargé juróom-ñaari mbir lañ leen toppee xale yooyu juróom-ñaari mbir lañ leen toppee maanaam les chefs d'incubation mu ngi nekk au nombre de 7 juróom-ñaari mbir lañ leen toppee maanaam association de malfaiteurs homicide sur un agent dans l'exercice de ses fonctions refus de tempérer complicité de conduite sans permis de conduire remise d'un véhicule à un tiers non détenteur d'un permis mise en danger d'autrui faux et usage de faux dans un document administratif juróom-ñaari mbir yooyu la ñu toppee ñu jàpp que ne par exemple ku ñu toppee juróom-ñaari mbir yooyu ñu ne flagrant délit la ñuy jugé en moins d'une semaine ñu gaawantu mbir mi taxañ ko ba ñun ñi dañuy bett jugé leen le mercredi même def une semaine loolu ci la ñu commencé di jaaxle ci dossier boobu léegi bu ñu demee tribunal grand yooyu dem tribunal fekk di atte bi
nga xamante ne ñoo def musiba bi ñoo def njaaxum boobu woo nañ leen à la barre mais ñun à notre grande surprise waaw kenn woowuñu taxaw ñu fenn ci baar bi pour mën a wax kenn woowuñu ñoom ñi nga xam ne ñoo def ñaawteef boobu ñoom la ñu woo ñu indi seen avocat mën naa wax ne un pôle d'avocat la jeunes yi taxawaloon keroog un pôle d'avocat waaw parce que boo seetloo ñi nga xam ne ñoo laaloon ci mbirum yëpp moo tax nañ 10 à 11 personnes boo ko seetloo ku nekk amoon indi woon na avocat donc avocat yi bëriwoon ci salle bi lool ñun nag dañoo nekkoon ci salle bi en tant que spectateur en tant que kuy seetaan comme ñëpp parce que kenn woowuñu à la barre suñu tur damaa jàpp ne suñu tur sax nekk woon ci par exemple PV bi nga xamante moom la ñu yóbbu tribunal par exemple pour juger xale yi parce que kenn woowuñu suñu grand yi dañoo nekk di seetaan ba audience bi jeex audience bi balaa muy jeex nag procureur bi ñoom seen bopp nee na dégg nañ ñuy annoncé une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans mais dañoo dossier bi dañ ko defoon en délibéré dossier bi dañ ko defoon en délibéré le jeudi 10 juin maanaam te la ñu waroon a délibéré waaw léegi ñun aussi ñu ne jeudi il faut ñu dem pour comme ça ñu xam exactement yan peine la ñu infligé booy finalement léegi bu ñu demee le jeudi man maa fa njëkk bi ma demee fekk yeneen grand yeeg seeguñu fekk aussi tribunal commencé woon nañ jugement yi mais ñun dañoo nekk ci salle bi dañoo nekk ci salle bi ba ñu lever séance bi te dégguñu fenn fu ñu tuddee suñu dossier xëy na nag comme délibéré la woon xëy na dañoo délibéré ñun balaa ñu yegg si parce que 9h fekk ñu woon foofu man maa fa jiitu te ay 10h yooyu laa yegg si woon xëy na nag comme tribunal 9h lay tijji. waaw dañoo fekk xanaa ñu délibéré ba pare. mais Cheikh maanaam li ma leen bëgg a xamal. li ma leen bëgg a xamal fu mu nekk nii. waaw. maanaam ñun ñi nga xamante ne moom la ñu moom ñu ñoo ñàkk suñu rak ak suñu doom. waaw. xamuñu xale yi nga xam ne ñoo def jëye boobu xamuñu ñaata at lañ leen tëj kaso xamuñu aussi sax yi nga xamante ne ñoom lañ daan ñi nga xam ne ñoom lañ leen daan xamuñu ko. waaw léegi kii Cheikh. waaw. kon daal yow maanaam da nga jàpp ne da nga bëgg a confirmer li ñu doon wax naan ñii daal ay fils à papa lañ maanaam dañoo nekk ay gone yoo xam ne daal xam naa ni seen baay daal jox nañ leen borom yax yi rëy lañ comme ni ko gars yi di waxee. waaw loolu am na. loolu am na parce que boo gisee mbirum nu mu tëddee nga xam ne am na lu nekk ci suuf lu am doole. fils à papa yooyu bu ñu ko waxee. waaw maanaam doomu borom barke yooyu bu ñu ko waxee. man dinaa ko gëm. parce que mbir mi nuñ ko gaawantu ak nuñ ko taxañee ak jugement bi nu mu demee loolu bu ñu ko waxee man moom naa ko gëm. damaa jàpp que par exemple tey jii nekk Sénégal. waaw bu ñu jàppee par exemple fils à papa maanaam doomu borom alal yi nekk Sénégal tey jii nii. ñu nekk ci biir Sénégal di ko yàqate di jaay xamadi di jaay rewande di rey ay policiers te dara du leen ci fekk. je crois que bu ñu nekk Sénégal boobu war nañ ci ragal. bu nekk Sénégal boobu war nañ ci ragal. yéen jëloon ngeen avocat non. ma ne yéen te lu amoon ngeen avocat préparé woon ngeen procès bi. ñun. waaw. ñun dañoo amoon temps pour jël avocat parce que mbir mi dafa gaawoon. yéen da ngeen a xëy rek ñu ne leen àtte bi jour. mooy premier jugement bi amuñu temps pour jël avocat. xanaa yëgoo leen woon ne dañ leen di àtte. parce que affaire dañoo nekkoon fële dëkk ba vraiment di nangu jaal yi di ñaanal lat grand di ko wàccal ay kaamil. ñun amuñoon temps bu ñuy woowee le mercredi le mardi ci guddi amuñoon temps sax pour di jël avocat parce que ñun suñu xel on était sur le choc. on était sur le choc amuñu sax temps pour jéem a jël avocat loolu moo tax. maintenant c'est par la suite bu ñuy kiiwee pare ci la ñu commencé nag jël avocat boo xamante ne instant yi nii mu ngi suivre dossier bi de pare mais ñun daal loolu lañ ci jëlee ñun. yéen daal da ngeen jàpp ne daal. n'est-ce pas rond-point juuti ba. waaw da ngeen jàpp ne daal jour bi ñu rayee. maanaam jugement bi ay mbokkam ñun ñuy wax yow nii. waaw xamuñu jugement bi nan lay tëddee ak lan moo nekk ci jugement bi exactement ak xale yi yan sanction yan daan lañ leen daan instant ñun xamuñu ko. kenn ci famille bu nu ko wax ne lii nii la mbir mi def. kon yéen xale yi xamoo leen ba xam ñoom ñu ngi kaso wala déet xale yi. waaw. allo Cheikh. allo Cheikh. waaw. kon yéen xale yi xamoo leen ndax ñu ngi kaso waa wala déet. xale yi mbokkoon booy xale yi mbokkoon Lat Grand. waaw. ñun dañoo jàpp que ne.
normalement si tout se passe bien. waaw yoon bu doxalee liggéeyam. dañoo jàpp ko ne mu ñu ngi ci kaso bi ñoom loolu la ñu jàpp ñun. yéen da ngeen koo jàpp mais dara wóoru leen ci. dara wóoruñu ci dara wóoruñu ci nag. dañoo jàpp ngeen am confirmation kay xanaa. parce que loolu moo tax ma ne la. waaw. bu fekkee ne justice yoon doxal na liggéeyam. waaw def na liggéeyam. en principe ñu ngi ci prison mais loolu moom xamuñu ko dañoo jàpp ne rek yoon doxal na liggéeyam moom waruñu mën a génn. waaw mais dara nag. waaw mais Cheikh. waaw mais xanaa xam nga lat tamit moom nekkul woon moom takk der la woon homme de tenue nekkul woon xanaa civil sax moom bu lu mel nii amee di nga xam dara waxoon duma la koo xam ne nag yow. waaw yow ab policier nga ñoom moom hiérarchie am ay kilifaam lañ leen wax yéen waxuñu leen dara ci dossier bi. ay kilifaam daal mooy man maa ngi dégganteeg ñoom mais li ñu may wax mooy yoon dina def liggéeyam loolu la ñu may wax. yaa ngi dégg. dama non police de Rufisque le commissaire de Rufisque dama ko woo. mu ne ma yéen daal en tout cas jël leen avocat ça qu'il m'a dit man je ne vais pas mentir ça qu'il m'a dit celui qui est chargé du groupe xam nga la détachement la ñu ñëwoon Rufisque détachement la ñu ñëwoon Rufisque GMI la nekkoon ñu indi ko détachement Rufisque léegi ki jiite les GMI à Rufisque le groupe opération de Rufisque Massayer Diaye Masserigne Faye man saa yi ma ko woowee téléphone def may naan justice sera faite yoon dina doxal liggéeyam c'est ça qu'ils m'ont dit mais à part ça man d'une manière concrète man boog gisuma li nga xamante ne par exemple en matière de justice par exemple jóg nañ dox ko en tout cas saa yi ma ko woowee daal def may naan yoon dina def liggéeyam à part les charges yi nga xamante ne ñoom la ñu chargé booy daal ba may wax yow ni gisuma leneen li nga xamante ne du point de vue justice def nañ ko waaw maa ngi dégganteeg ñoom téléphone waaw moom def ma ne woon l'agent judiciaire da ko woo woon pour mu dem foofu xaw ma dem na foofu xaw ma demu foofu mais en tout cas daal man par rapport yi nga xamante ñoo nekkoon kilifa Lat Grand d'accord def nañ lépp parce que ñëwoon nañ dëkk ba avec la délégation officielle et cetera indi Lat Grand loolu def nañ déplacement tey ci waroon yëpp aussi lijjante nañ ko ba mat sëkk waaw mais du point de vue atte bi du point de vue juridique man ma Serigne Faye moom loolu la may wax justice sera faite loolu rek la may wax waaw à part loolu moom gisuma leneen aussi waaw. d'accord kon Cheikh Tidiane ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax merci. waaw kay. merci beaucoup merci. ok merci beaucoup jërëjëf. merci. di leen jox ko dig daje suba incha allah. L'écran meew bi nu gën a taamu meewu nag pire moo leen doon may seen émission Teuss. KFC moo leen doon may seen émission Teuss. assurance La Providence bi leen indil yéen chauffeurs yi produit bu bees tax di assurance perte emploi chauffeur.